certificat bi ñuy wax ñoom moom lañ ko bindal daañu ci dellu si ne moom papam lañ ko defaloon 1985 84 te boobu 1964 bi loi bi ñëwee de domaine national dafa annuler le décret de 1955 bi nga xam ni boo doon tëral nu ñuy defaree certificat administratif loi domaine national boobu la loi 66 64 17 juin 1964 64 66 17 1964 moo ne woon bépp charte bépp loi boo xam ni ñëwoon na ñu ngi ko doon jël di ko teg muy dox ginnaaw bi loi bi ñëwee bokkatul muy décret de 1950 moo doon tëral ci anam yan ñu war a jëlee joxe certificat administratif ñu ne léegi amatul te benn gouverneur ak kenn amatul sañ-sañ joxe certificat administratif moom moomu ne moom papam moom boo xam ne 1984 ñaar fukki at bi nga xam ne arrêté nañu certificat administratif ne acca yóbbu leen tribunal maanaam fi mbaxane nekkee benn mais tribunal bi nga xam ni mooy daanaate mooy tribunal pénal juge ba xool mbir mi ne ko yéen amu leen fa dara moomeel parce que loi bi li mu wax mooy li ñu am nga mën ci am moomeel moom mooy bail droit de superficie bail emphytéotique wala titre foncier mais këyit bi nga yor du sax këyitu suukar acca dàq leen bañ leen dàqee ñoom ñu dem appel mais bañ demee appel nag foofu la mbir mi amee parce que Mbacké Seye ñoom dañuy boole Mbacké Seye bi nga xam ne moo jënd terrain bi boole ci famille Ousmane Sarr ak góor gi Pouy Mamadou Pouy ñoom ñëpp ñu leen di amu leen ci benn dëgg ci ñii waaw parce que góor gi moom bi ñoom Mamadou Pouy bi mu ñëwee jaay terrain bi Mbacké Faye doo ko def bàyyi ba def ko titre foncier moo ko waral mu dabax lii ba ñemee tribunal nag tribunal ne yéen waa Kër Ñang may leen ñi affaire kayitu suukar sax amu leen ko bay mën a wax dara acca ñoom ñu dem lu ñaan rek bukki boo ko dàqee sëb géttam bul nelaw parce que dina dellu si waat góor gi jàngul xamuñu dara ndeysaan ñoo yóbbu ko cour d'appel mais cour d'appel ci boppam chambre correctionnelle man du ma commenter décision de justice parce que tribunal laay liggéeyee mais rendre décision bu xaw a doy waar parce que ñoom dañ ni yow Mbacké Seye bi nga xam ni terrain bi nga même suuf bi la compte yow am nga ci bail ba am titre foncier yow doo ci doon dara waaye ña nga xam ni muy waa kër Mamadou Pouy ak Ousmane Sarr yéen ñi nga xam ne yaa leen jaay yéen yu fu jàmbur ngeen jaay en droit la ñu rek on transmet pas plus droit qu'on en possède ndox kay bu xasee ba boo demee ci ab déeg ab ndaa bu dee ndaa bi ñuy tànqee maanaam dafa xajam pot boo jëlee ci nankay pot bi dafa war a xajam yow mënoo wax ne ñële seen titre foncier te ñoom ñi nga am seen droit ci bail boobu muy impasse bi ñoom ñu ne ñoom yow gaa Mbacké Seye waaw góor yow sa titre foncier bokkoo ci te dara wóoruñu sax di que terrain bi bu Mbacké Seye bi moom ak bu ñuy benn la preuve kay en matière pénale kay c'est le parquet mais qui apporte la preuve parce que c'est elle qui gère l'accusation procureur bi nga xam ne moo leen dàqoon ci àtte bale bi àtte bu njëkk moom sax deful appel parce que d'habitude balaa procureur appel day fekk juge bi àtte boo xam ne moom procureur bi moom xool na jaaru ci yoon procureur deful appel ndeysaan ñoom tamit bu ñu demee seen avocat ñëwuñu je crois bien ñu daan leen léegi condamné leen 70 millions mais condamnation 70 millions boobu maanaam moo ëmb 40 millions yi nga xam ne moom la Mamadou Pouy jaayee wàllam Ousmane Sarr maa ngi koy dégg banque boobu mënu ma ko jot moom nga xam ne mooy jëndoon ci njaboot beneen njaboot bi 30 millions muy 70 millions ñoom daal la ñu jël daal ne waaw comme que lii la 70 millions daal mais bu leen loolu la kay nit ke bu defee jëyi balaa nga kaa daan ci xaalis da nga koy tëj kaso parce que code pénal bi c'est très clair ku jaay bien d'autrui mu ñu daal ñaari at juróomi at ba juróomi at c'est la vente du bien d'autrui mais ñoom mun ñu ko defuñu loolu ñoom gaa xëy na yërmande la ñoom ñu jël loolu de fekk boobu bàyyiwuñu loolu ñoom xam nga loolu ci wàllu pénal la mais wàllu civil ba ñu demee tamit maanaam xam nga dafa am ñaari attekaay bi nga xam ni maanaam dañuy daan pour yóbbu la kaso attaay bi nga xam ne yow dañuy daan pour nga fay bu dee defoo loo xam ni vraiment dafa nekk une atteinte à l'ordre public ñoom ñu dem ci attekaay bi nga xam ni wàllu moomeel la yi fu suuf laa gi demee noonu bañ fa demee ñu dàq leen première instance ñu dem cour d'appel dàq leen ñoom waa famille ñoom ne amu leen fi duñ ci àtte fii mais comme en matière pénale am na benn droit pénal le criminel tient le civil en état et l'affaire au pénal tamit de jouer sur le civil moom la ñuy jël dem bañ ko jëlee ñoom dem nañu sax ba tribunal civil àtte dàq famille ñang
ñu def appel ñu dàqal ñu dem cour de cassation yóbbu condamnation appel bi bu nga xam ne moom la tribunal correctionnel bi def ne kat yéen comme que yéen nangu leen li koy ñu tëj ñi mais cour d'appel nee na ñoom ñoo jël yi fu jàmbur dañu bëgg léegi def ko ci pourvoi en cassation bi pour que cour de cassation civile nangul léegi que ñoom waa famille Pouye ñoom ñoo jël cour suprême dàqaarle da leen déedéet lii wàllu pénal la man sama yoon newu ci man li ma jàpp mooy gisuma lu war a tax waaye xam nga waa amee condamnation pénale yoon may na la nga dem maanaam xool parce que moom condamnation bi di woon rek vieux Mamadou Pouye moom la woon Ousmane Sarr léegi gaa waa Mbacké Seye moom bàyyi woon nañ ko mais yoon may na la bu dee par exemple fukki nit ñoo la yoreel ba tribunal atta nangu loolu yow sa wàllu boobu au lieu nga laaj leen ku ci nekk mën nga xool ki nga xam ni maanaam kattanam ak taxawaayam li mu yor ci alal mën na ëmb loolu yëpp su ko defee la réparation solidaire ce qui fait que su boobaa ñoom ñi jël loolu condamnation bu ko d'appel pénal bi ne ñoom kat xool nañu daal xam naa ne góor gi moom fi yàlla gën a defal sutural am na këram ak étage am ñoom ñu dem inscrire foofu hypothèque forcée parce que yoon may na la yow nga dem song ci ñi juróom yi kenn dem song ko mu fay bor bi yëpp mais yow boo fayee bor bi comme Mamadou vieux Mamadou Pouye te foofu laa interle mu ci Ousmane Sarr maa ngi koy woo jotuma ko tey waa kër Pouye tey mun nañu ñoom bu ñu jógee ñoom comme nga nangu nañu lii ñoom ñu dem topp ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañ leen daanoon ñoom mais xam naa lu ñu egsi ba foofu léegi loolu la ñuy def ñoom ñoo jël kër jàmburu yàlla bii ñu nekk fi depuis ay 1957 am fi doom góor gi Pouye am fi sët ba sët amaat fi ay doom muy sëtaati sët góor gi 2013 la ko fi yàlla jëlee ndax naqar maire Ndoye tamit yal na yàlla yokk leeram doon aawo kër gi doo kër gi soo leen xàmmee ñoom ñun ñu bokkoo bàyyi gi demee na moom jóge fi en 2017 magu góoru kii ni Mor moom tamit xam naa xolam muñu ko muñ moom tamit mu kilifa ñetti nit gaañu nañu ci affaire du terrain góor gi Mamadou Pouye nekk fi nekk bu rafet soxnaam maire Adja Ndoye jóge fi Babacar tamit jóge fi loolu yëpp ci affaire terrain boo xam ni tekkuñu ko ci dara man nag bi ma ñëwee gis mbir mi dëkk bi yëpp taxaw ko sax jàmm musiba mënoon na fi am mais nag xeex bi tey lay doog a commencé léegi ñu génne leen fi ndeysaan keroog kenn lekkul kenn naanul Sénégal sax képp ko xool affaire bi sa xool jeex na ma jóg bi ma ñëwee man léegi il faut ma xool certificat administratif bu famille ñaar boobu parce que man d'abord am na lu ma xam tuuti ci droit gis naa samay mbokk conservateur foncier bi doon jàngal ñu ne ma met depuis 1964 loolu amatul gouverneur yi ñoom ñu ne la pratique contrat légem loo xam ne dafa war ak yoon bi loi 64 ñëwee ne léegi bis ni ki tey bu kenn joxati certificat administratif ñu ko amoon yàlla baaxee leen ko foofu lay continuer li ci des léegi conservation ñoo ko def ak le receveur 1985 2006 te góor gi moom bi seen papa ñoom musul teg tànkam xam nga léegi yëmb bu ñuy jotee la yat lañ la dàqee nga daw musu fa teg tànkam xamul doom yi xamuñ sax fu terrain bi nekk léegi bi mu ñëwee toog affaire bi metti ba ci kanamu maam yàlla ma dem def samay recherche parce que yàgg naa def ay recherche ci loolu laay liggéey man yenn saa yi tribunal ma dem dugg fu nekk laajte ba yàlla baaxal ma xale bu ndaw bu tudd Samb ma ko doon bëgg nga xool ma certificat administratif famille ñaa 1985 mu ne may mettre de xool naa ba gisuma ko man ko xool répertoire yi parce que déjà receveur bu Pikine ne woon na déjà certificat bi valable d'abord mais pourquoi jëluñ ko ci enquête bi bind nañ ko ba genre bi ñu ne ci mën a non lii lépp loo xam ne certificat administratif 1964 jarul ñaari dërëm laa wax kayitu suukar sax mënu ko muur mu woo ma ne ma ah maître am na lu am de wax dëgg yàlla certificat administratif bu waa famille ñaa amul waaw ma ne ko léegi est-ce que waa famille Pouye mun nga ma xool certificat administratif mu xool mu ne ma man de xool naa Mamadou Pouye mais am na lu am gis naa certificat administratif yoo xam ni 1947 la famille Pouye ma ne ko xool ma kan moo ko moom mun na ma met maa ngi ma ne ko liiral ma ko boobu sama yaram sax tàng na man yàlla bu yaakaar tas mu xool ma kii daal c'est le vieux góor gi Pouye am na beneen ma ne Momar Gueye Pouye
doomam la je crois bien ci laa dawee samay tànk laa dawee de bàyyi sa moto dem ba foofu bu ma ko xoolee ba gis kii ba xool lépp loolu nga baal ma dama jooy ci naqar bi am na mais sant yàlla parce que loo xam ne 1947 la ñu toxal yëpp ma ñëw ba gis certificat administratif moo nekk nii xam nga li tubaab yi ñoo ko doon bind mais tubaab li ñu mën a nangul nit ku ñuul 1947 mais du ci gouvernement Macky Sall en 2010 Ablaye Wade yii war a mën a am loolu xel xalaatu ko même lu yoon may sax ngor mayewu ko koo xam dafa war a toll ak xëy sa daal sama bàyyi amoon certificat administratif mu nekk daal loo xam ne alal la nga soppi ko mu nekk sa lu xuskatu xaalis yi sax ak trafiquants yi sax am na fu ñu yem. kii la non mais non seulement maa ngi sant yàlla moo ngi nii certificat administratif góor gi puy 1947 tubaab bi di ñu xëy suba jox la ko day am ay enquête xool terrain bi mi ngi nii ay tubaab rek ngay gis Colombani adjoint au délégué témoin yaa ngi nii mbaaw mi ngi nii élément d'enquête mi ngi nii mooy dem nag boo joxe ne li ñuy wax léegi le certificat administratif 1947 yàlla yamale ñu ci am na loo xam ni man aussi du ma juge am naa beaucoup de respect pour le juge mais li ñuy wax fait nouveau yenn saa yi nga dégg nit jàpp nañ ko tëj ko ne moo rey benn nit di rey ko sax les fois comme le pullover rouge yenn saa yi abari daan jàpp nit condamné ko rey ko xëy suba ñu gisaat keneen mais yàlla baax na góor gi ak ay doomam fekkewu soxnaam fekkewu ak doomam mais li ñuy wax les faits nouveaux quand il y a un fait nouveau il y a plus de prescription on ouvre le dossier on remet la situation en l'état am naa ci yaakaar mais man du ma xaar loolu sax man mais prise de charge balaa maa ko def sax man d'abord am na lu am président Macky Sall moom naa interpellé moom mooy njiit réew mi jayu ma ko nag moom la àndal son homme de justice dëgg la bëgg ak équité parce que loolu moo taxoon ñu dàqal ko assemblée ma ànd moom futte ko xeex yu métti fi Biscuiterie yaayu kii seen premier militante la bokk APR man Sénégal daañu wax lu nekk mais man nag xeex moom ayib naaga lu nekk daañu ma ko wax mais nag am loo xam nangul nañ ma ko injustice moom fu mu nekk rek foo dégg ne rey nañu waar rek te ci laa jëm ak ñoom ba ki deret na retour dina am lu leer laay wax donc président Macky Sall envoyé naa ko lettre mais malheureusement période mooy affaire temps yu corona bi gouverneur bi nga xam ni état continuité la du temps Abdou Diouf la woon du temps Abdoulaye Wade moo xëy suba jël xalimaam parce que lii balaa nga ko bind sax il faut nga def enquête déplacé wu man dama xamoon ndax ñoom dossier bi ñu demande pour am bàyyi moom la ñuy jël wëlbati ko yóbbu ko parce que góor gi mosu fa teg tànkam yow boo amee terrain 1985 yi yow di nga xooli man jox nañu ma di bu ñu bañee nga woo huissier notifié leen comme li ñu def nii ñoom li ñu def nii ba bëgg a nangu kër gi kay pourquoi seen bàyyi defu ko woon moom 1980 bu demoon lébu yooyu ñu ngi xaar seen ay yat foofu xam naa duñ fa taxaw doomam xëy suba nelaw ba yeewu taal ataayam non man daal ndonn si daal man mais na sant na change turam sant puy bokk ñu mën a xool ndax góor gee ko jur maa ngi wax ak askan bi président Macky Sall ginnaaw bi mu la masowoo coono di rafetlu sa taxawaay parce que yow déjà sax dem nga ba joxe ne instruction ne jamono yi ñu teel a corona bi sa laabiir bu kenn defatee benn action di génne kenn même jaamul bor sax ci kër mais masama koo xam ni kay mais wàcc kay daanoo ci gën a gaaw non fu ñu nangulee ñoo xam ni new na ci ay diggante di baalu ak tamit ñi nga xam ne ñoom moom seen kër ne bu fi kenn génnee kenn tribunal bu leen exécuté benn décision police bi nga xam ne ñooy ànd ak UG pour génnee nit ñi bu leen andite kenn ñuy jéem a faagaagal koo xam ne locataire la wala yore këram waaw loolu kay ku ko nangul kay locataire yi kay ki nga xam ne moom dafa ñàkk yeewu bi kenn yeewul takk ndigam xañ boppam tabax kër goo xam ne tey valeur am 300 millions bi doomu aadama jóge fa nelaw ba yeewu naan attaayam fuddu amoon na soxna su ci koñ bi dégg naa xool kër gi daal mu neex ko bu ne man de lii jaa sama bàyyi liggéey na non bàyyi ñii ñoo liggéey ak ñi nekk waagu ñaay man nag combat bi jël naa ko
affaire yoon waxuguma ko mais balaa loolu président bëgg naa ak ndogal bi nga jëlee ci loi ordonnance ni nga ko nangulee ñoo xam ne weer wi lañ ko def ñàkk chance la rek mois de mars ak mois d' avril sorewul mois de mars laa jóge Johannesburg pour ñu voter la loi habilitation bi loolu nangul nit kay weeru avril kay locataire daañu ko mu ñu nangul koo xam ne même bu doon at la sax génnewoon nañ ko donc président incha allah maa ngi koy ñaan et di gërëm aussi le ministre de l' intérieur parce que boobu ba léegi bu mu yëgee mbir mi toogul ak préfet dalal nañu monsieur le maire Djibril Wade gàcce ngaalaama moom moo leen jël yóbbu leen fële kër gi yëpp a tas léegi yaayu kii moom benn maire ba gaañu ne kenn ki moom gisul sax ndeysaan mu sama jigéen man parce que ñi samay jarbaat lañu kon président bëgg naa ci sa baaxaay a nga nekk koo xam ne wax dëgg yàlla ku mën a attee dëgg nga ni ma la ko waxee ni xëy na yëgee woo ko noonu mais xam naa boo ko yëgee noonu ba jot ci ministre maa ngi koy gërëm sama frère Aly Ngouille Ndiaye ak les préfets nu mu gën a gaaw a gaawee ñu dugal njaboot gi ci kër gi. nee naa nag léegi par contre képp koo xam ne yaa ngi jënd kër gi nga xam ne mooy le titre bi nga xam ni moo nekk Waagu Ñaay villa numéro 218 titre fait au 771 parce que gis naa bi ngi jéem a jaamante pour jéem a wecceewaat terrain pour jaay ko ku ko jënd rek xam ne sa xaalis demal nga loterie ba ca marché ba def sa loterie perte fii à part njabootu famille Pouye ku fi dugg laa la wax ndax boo amee tànk booy dawee laa la wax loolu na nga sant yàlla les hommes de loi la mal di respecté nitu dëgg ngeen parce que lii dal tey ñi tey mun na dal seen waajur man nag ko respecté loi la mais bëgg naa bis ni ki tey famille Niang ne ngeen am xaw ma 40 titres fonciers yu demee noonu vraiment loolu maa ngi ci gërëm seen papa mais terrain bi daal moom benn millimètre carré laa la wax kenn du ko am ku fi luwee ku fi dëkk di fi ñëw man dama ko waa Biscuiterie man samay xeex maa koy jàppal sama bopp adduna ngi may dégg Sénégal yaa ngi may dégg président Macky Sall yaa ngi may dégg ñeneen ñi ngi may dégg mais nagam jàmb ji laay xeexee ma sa mag nag ma Biscuiterie bi lu ma am tey waa Biscuiterie ba ko jox yaayam sama première militante la du ma xeex ci àll mu ñëw ba sama kër nag doomi mbër nag jàngay bëri naa ñoom Moussa daan tey nag vraiment dàkk nañ ma nag dinaa bëre ak ñoom te ci mujj la yam te fuy mujjee rek ñi daa ngi dellu seen kër ci nii wala ci naa